mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di rafetlu ànd beeg Sénégal 7 ñu ngi amati mbégte daal di ñëwaat ak yéen si jotaay yi ñuy jagleel wàllu wér-gu-yaram que ñu ci àndal di docteur Abdoulaye Diallo di naturopathe docteur ñu ngi leen nuyu di la dalal ci Sénégal 7. di la fay mon frère Jelani. di la naan daleen ak jàmm seen biir kër. jërëjëf docteur dañuy waxtaane tey ci wàllu siti waaye balaa ñuy dugg ci wàllu siti li ñuy faral di dégg naturopathe bëri wala boog sax si yow lañ koy doog a déggee doo ñu faram fàcceel luy naturopathe ak naka lay matérialiser woo ci sa liggéey ak cabinet njàddiri bi nga yore. mooy juste koo xamante dafa jàng ay gàncax di ko fajee c'est juste ça. gàncax lu jóge ci nature bi maanaam. ci plante. plante naturelle yi. waaw di ko fajee. jàng ko nag jàng. d'accord. nga xam ne ba mën nga sax yow créer say propre plante quoi. d'accord mën nga créer say propre plante. d'accord alors ni ma ko waxee dañuy waxtaanee tey ci wàllu siti gannaaw bañ la bàyyee peut-être nga rafraîchir tuuti. non bu ko defee voilà ñu waxtaanee ci wàllu siti. ñu bàyyi la rek nga wax ñu lan mooy siti naka lay feeñee ci yaramu doomu aadama bi. siti germe la. buy nekk ci deret bu compliqué. bu nekk à l'origine presque de 80% des maladies ou voire 70% des maladies. te yàlla xamalagu ko nit ñi à 100%. wala bokk Sénégal lañ ko gën a xamee. parce que tubaab xamu ko. voilà pourquoi déjà feebar yu bëri tëleen. voilà pourquoi parfois man may naan tubaab fajul dara. lu mel ni arthrose siti moo ko indi. soo xamul siti mënoo faj siti mënoo faj arthrose. parce que siti bi mooy woolu yukk yi. lu mel ni éjaculation précoce siti moo koy indi. lu mel ni même kuy chauve sa bopp du am karaw siti moo koy indi. karaas aussi da koy joxe. waaw maa ngi ñëw. siti ci deret bi la. day tàngaloo deret di rey sels minéraux yi bu yàggee nag mu génn ci derme bi ci épiderme bi ci peau bi di joxe comme li nga wax léegi crasse wala wala picc wala muy xasanloo yaram bi wala mu weextal wala muy xar tànk yi wala diggante baaraam yi di am pied d'athlète mooy loolu di weex noonu. parfois muy xasaw. wee yi aussi dana ci feeñ. di changer ay wee aussi. muy ñuul. day yàq bët. day dagg sax baaraam. man mun naa ne ngaana sax siti moo ko indi. kon siti graaw na de. siti day yàq góor ba du mën a puissant. wax naa sànq day indi éjaculation précoce. siti day màgget loo nit. siti day woowloo yaramu nit. siti mën na tax nga gaaw am bijaaw. siti day tax yow miy jigéen say règle bloqué wala ñuy anormal. di tardé yenn saa yi. siti mën na tax ba jigéen ëmb bu muy jël mu yàqu. muy tuuru comme ni ñu koy waxee. foo dem ci fenkat yi ñu lay naan ay rab la wala ay liggéey la fekk siti la. fu ñu lay naxee sax ne la bu doon siti reenu siti yaa ngi ni daqaar wala dànk loolu fajul siti reen fajul siti c'est pas vrai. ku la jox façon reen yi yooyu wala dinaa la ay dànk ay daqaar day faj siti day fen waxul dëgg. au contraire day yàq say rein. siti dafa am lu koy faj. d'accord. mën nga peut-être jël ay dànk wala ak ay daqaar tuuti. 10% boole ko ak garab yi koy faj. dans quelques rares cas. dànk daqaar
ku ko moytuwul nga am problème de rein ren ku ko bàyyiwul nga am problème de rein parce que nag là y a pas de dosage jël bouteille dugal ci ay ren chaque heure muy gën a weex xam nga ne c'est pas dosé boroom xel sax war ko naan voilà pourquoi tubaab yi di diaboliser tradipraticiens yi di leen naan xamuñu dosage ils ont raison et c'est pas eux seulement qui les diabolisent même moi je les diabolise charlatans yi bëri aussi charlatans yi dañoo bëri ñu bëri dañuy wax fii ci YouTube yi ci télé yi ay charlatans lañu c'est des menteurs jànguñu dara xaalis rek lañu bëgg xam nga yenn saafara yi boo koy jàng sax dañ leen day ànd ak garabu diw ak garab del garab tel ñu naan la Bayeri Njaay di ànd ak waswasoor ñi yow nag après à force de payer yenn garab yi ngay boole ak sa saafara tu te rends compte avec beaucoup de médicaments nga naan nga dëgg bii day faj lii day def lii tu prends tout ça en compte nga naan xaaral ma jox ñii ma naan damay faj lii noonu la ñuy fajee wala dañ koy jàng voilà le problème wala garab bi dafa baax ci tànk yi nii wala tànk yu métti léegi nga dëgg fële ñu naan arthrose mooy tànk yu métti rek nga ne yor na damay faj arthrose c'est du n'importe quoi tànk bu métti li koy faj ak liy faj arthrose bokkul oom yu métti li koy faj ak liy faj tànk bu métti bokkul déjà oom c'est plus lourd que tànk yu métti donc garab boobu moo ëpp dosage tuuti donc garab boobu sax bu ko nit di naan am na garab bu mu warul àndal warul sax jël benn garab parce que déjà ce qui en est composé doy na ci yaram nit man duma nangu ngay faju arthrose et nerf sciatique à la fois duma ko nangu duma nangu ma lay faj hernie discale et arthrose à la fois duma ko nangu duma nangu sax ngay faju siti ak arthrose à la fois parce que nag mënoo faju arthrose tant que faju siti man traitement arthrose yëpp 150 000 ci man nu mu demee c'est 30 000 d'abord siti et 3 mois d'arthrose chaque mois c'est 40 000 nga wér parce que siti bi mooy woolo yokk yi léegi li indi cause bi su ma ko fajul nu may fajee conséquences yi c'est pas possible arthrose aussi ak oom bu metti seen garab sax bokkul rhumatisme ça n'a rien à voir avec arthrose rhumatisme ça n'a rien à voir avec nerf sciatique c'est à partir de là di wàcc fes yi di wàcc hanche yi parfois ba ci suuf ça n'a rien à voir avec hernie discale aussi L4 L1 L2 L3 L5 L6 comprendre C1 C2 C3 C4 C5 C6 xam nga arthrose cervicale ak arthrose yeneen arthrose bokkul arthrose lombaire sax dafa am donc arthrose, ça ne veut pas dire que tel médicament arthrose rek mën na faj yeneen arthrose yi aussi médecine dañ koy jàng yaa xayti siti de la même façon noonu la yàqee spermatozoïde góor ben oui moo tax tubaab mënu ko faj boo amee azoospermie je crois pas que ñoo am garab booy faj azoospermie maanaam manqué ay ferñeent yu mën a tax nga am doom parce que il te faut minimum 50 millions ba 120 millions pour mën a am doom de spermatozoïde boo amee 2 millions doo mën a am doom yéeme na te 120 millions yëpp de benn spermatozoïde rek moo ci dugg ci ovule bi il faut 120 millions de spermatozoïdes maximum moyenne wala boobu moyenne il faut 50 millions minimum léegi siti bi day indi loolu boo mënul faj siti ñoo koy faj mën a fajee traitement longue durée boobu même boo jëlul seen médicament yi si tu changes de régime ça peut revenir quelqu'un ku am siti day am asténospermie mooy walax jaan yi dañoo asténo déjà tayal a ngi ci asténie walax jaan yi tayal nécro mooy dañuy dee gis nga oligospermie gis nga azoospermie téranospermie tétranospermie térano am na ñuy naan térano am na ñuy naan tétrano ñaari benn lañu
am na ñu naan hyperspermie am na ñu naan hypospermie loolu mënoo ko faju cité. Interdit de manger des arachides nag boo ko amee. city boo ko amee doo lekk gerte. doo lekk mbuum parce que am na gerte. doo lekk dex yi parce que am na gerte. doo lekk maafe gerte parce que am na gerte. tous les repas valable à base aussi de ku am gerte. hépatite du lekk yi. doo lekk vinaigrette. doo lekk tomate. valable aussi ku am hépatite. doo lekk rek tëdd guddi gi da ngay lekk 2 heures de temps avant de dormir. dégg nga oui. bëri na ay interdit sax. doo lekk fromage doo lekk beurre doo lekk mayonnaise doo lekk lu niin ci ku am hépatite te boo amee siti doo wér ci hépatite boo amee siti doo wér ci diabète man bu ma la doon faj hépatite wala ma lay faj diabète il faut nga boole ci siti ci ngay njëkkee. mais doo ko jël premier mois bi parce que garab bi ngay jël déjà miinagul yaram bi donc faut pas en prendre deux il faut aller doucement. faut pas te presser yaram dañ koy nax. pourquoi te presser pour avoir un résultat yaram dañ koy nax yaram dañ ko agressé. mu ngi mel ni ñu bëri am nañu ay picc seen kanam ñuy continuer di jël njàmp rek naan nii parce que yéen seen kanam bi dañoo ñemewul agression bàyyi leen di agresser seen kanam mon Dieu c'est quoi. mu ngi mel ni ñi yor encore jël seen loxo yi rek dugal seen awra yi xamuñu loxo dafa am tooke mën na rey góor est-ce que xamu nga loolu. loxo sa loxo rek dugal sa awra mën na la rey loxo bi daa am tooke. kenn du fooy awram même fellation yi ñuy def ça ne se fait pas bàyyi leen yooyu am benn njëriñ affaire bi kay bu duggee fu mu war a dugg moo gën neex yàlla na fekk mu tooy xepp nag naa tey wax loolu. d'accord alors. pareeguma oui ci siti bi ayca. non xam nga li par exemple bu causé parfois da ngay reetal lu séeréer yi ak ñi sant pas quoi ak jéej kundaay yu bon yi ndeysaan je remercie au passage tous les Joola surtout ñi sant Jeeju ak Badji ils m'ont beaucoup soutenu en Casamance. j'ai fait 3 ans yu metti Casamance. ñi xam sama vie Casamance xam nañ ne sonnoon naa j'ai résisté dañu ñëwoon du fi nekk dama ñëw rek le mardi 22 novembre 2016 rajo Zik FM Ziguinchor FM Zik Gassama Ablaye Balde moo ko moom Khalil Jéeme moo ma introgé woon à 17h ñu teg émission bi guddi ma ne waqul jaal xaq wa zax al baadil inna al baadil kaana zahuuqan la vérité est venue pour faire disparaître le mensonge n'est-ce pas si la vérité vient le mensonge disparaît xamba yi tuur yi yàq na sa ndey c'est fini ni jawharatul kamal dàq jinne yi ci mbedd yi temps boobu da nga doon dox ci mbedd yi timis ngay dajak ay jinne bi ñu commencé jawharatul kamal bi di jolli fajar gi timis gi kenn gisul jinne ci mbedd yi ma ne man ñëw naa pour dàq xamba yi tuur yi kenn dootu ko fi def ci Casamance mu nangu lu ne def nañ ma ko man ne mun la ma tus les animistes là ils ont tout fait pour me descendre kenn mënu ci man daal taal bu yàlla taal la ñi doon def tuur yi sax di faj nit ñi ñooma billahi ñooma doon yónnee nit ñi pour ma fajal leen à l'époque les gens faisaient des mois en Casamance pour se soigner maa ko fa dindi de wallahi te neewoon naa leen bis bu ma génnee Casamance ngeen topp ma di ngeen bëgg ma ñëwaat fii doon ko am et voilà hein c'est ce qui s'est passé hein. Il pleure Diallo parce que Nabi Moustapha il pleure Diallo xam nga man nee naa la li may def maa ci mën émori di leen bëgg a rey foofu parce que sama mbokk joole yi samay kal lañ nag ak bëgg a ceeb te Seexuma daf leen ñaanal tukulóor bi daa dem foofu ñaanal leen pour ceeb ñu am ceeb wala ceeb rek dañoo naan dañoo gis Seexuma la amul lu ñu koy ñaan lu dul ceeb moom ñaanal leen lañu am ceeb moo tax ceeb rek bëri na fa surtout jéeji kunda yi rek ak Badji ndeysaan ay nit yu baax lay joolaa y a pas mieux que sur terre xol yu rafet lañu yor billahi
joolaa xamul sax xuloo xamuñu xuloo xamuñu xeex xamuñu tooñ. waaye kenn du leen tooñ. non c'est-à-dire di ngeen di foog sax joolaa yi c'est pas vrai. parce que juste y a le rébellion en Casamance gars yi foog ne tout le monde est rebelle non. joolaa xamul agressivité. billahi dañoo baax seen xol set xamuñu du bon. loolu c'était les animistes c'est les animistes. joolaa foo gis fa yem dafa les Diatta les Badji les Diédhiou les Sambou les Badiane kenn du ñoom. billahi les Sagna. bu joolaa passé rek séeréer ci topp. séeréer ñoom ah duñu wor franchement boo ut xarit utal séeréer ak ñoo baax. séeréer joolaa ñii ñoo war a diriger Sénégal sax franchement. ñaan la de si kenn kuy ñëw xanaa. bon ma ñaan lu ma kenn man je m'en fous de la politique franchement man que X soit président ou Y soit président ça je m'en balance c'est moi qui le paye man président maa koy fay sama jaam la mais fi nit ñi teg président teg ma fa président maa ko fa teg sama xaalis lay fayee ko sont mes impôts le ministre di fayee ko samay ndaw lañu damaa gëm sama bopp man benn président laa yor yàlla amul keneen benn ministre des finances laa yor Mikaël benn premier ministre laa yor Djibril benn ministre de la défense laa yor mooy Azraïl moom rek laa ragal kii di reyee yàlla du rey gëwuma yàlla bii di reyee yàlla du def lu ñaaw ëmb 9 mois ngay wasin nga sa doom dee wala yow nga dee doom ji dund yàlla du def loolu yàlla rahmaan la kooku def ko délégué waa ji Azraïl di def liggéeyam te yàlla daf bëri yërmande accident am mère bi dee doom ji yëg ci kawam di namp xamul ne yaam daa dee yàlla du def loolu man de sama yàlla bi moom du toroxalaate du reye man daal sama yàlla bi mooy yàlla bi joxe xaalis di joxe dund déggoo ma de d'accord c'est vrai nag il est hayyu il est mumitu il donne la vie il tue mais c'est lui qui tue là ça il a donné ça à quelqu'un le pouvoir là à quelqu'un c'est lui le pourvoyeur non est-ce que talal na lox di la jox hein li mu lay jox ci nit ñi lay jaar c'est la même chose su ma waxee nit ñi parfois soxla ma àjjana man je m'en fous d'àjjana ñu ne ma ah ma ne man jaamu yàlla pour àjjana c'est quoi man dama faale àjjana man àjjana moom war a jaamu parce que maa ko ëpp valeur ah ma ne waaw bien sûr c'est une créature de Dieu comme moi te di yàlla créé yëpp bani Adam moo gën tedd donc maa gën tedd àjjana c'est quoi mais j'ai besoin de la face de Dieu may dem makk ñu naan boo demee nga ñaanal ma ne ñaan man dema mag pour ñaani de man gor la ma nekk ci Sénégal gii def jeunesse bu perturbante et perturbée di def lu ma neex ba léegi nag may happy xale bu jigéen bu tooy su ma la boo amul jëkkër su ma la nobee doxaan la maa tey góor laa di su relation bi sérieux ma tàkk la kenn mënu ma tere tàkk je n'ai besoin de conseils de personne ragalu ma kenn man amul kenn ku ma sañ a ne doo takk su ma neexee sax takk 10 fois maa tey dégg nga wala déggoo maa tey kooku sama diggante sama borom la su ma neexee sax ñaari jabar wala ñetti jabar yu ma takk ñooñu ñëpp ñu fanaan bañ nekk maa tey moo ma neex li sama jabar la ku nekk ak sa conception dégg nga wala déggoo ma c'est pas ça la religion c'est le cœur nañu toppatoo d'abord xol yi dégg nga mu baax oui dem makk man ma toog fii ci Sénégal di def lu ma neex yàlla may ma lu ne lu doomu aadama di ñaan yàlla may na ma ko ma dem ba makk
amul leneen lu may def lu dul ñaanati àdduna kon dama xam ne gorewuma damay dem kay pour remercier Dieu julli ci yonent bi d'accord. xanaa nag dinaa gore nag benn yoon Mhm. waaye dem ñaanal man ma dem ba Kaaba awma dara lu may ñaan lu dul àdduna lu may doy àdduna lu ko fi jar d'accord. ana Haamaan Mhm. ana Yuusuf ana Suleymaan ana Seydina Muhammad ana Jésus Christ ana Senghor ana Mitterrand ana John Fitzgerald Kennedy d'accord alors docteur bu ñu ñëwaatee ci cité bi ci la ñu nekkoon ak parenthèse yi nga ubbi joxe des orientations et tout sànq wax nga ko cité dañ koy faj. docteur Diallo nu mu koy fajee. lu simple 6 sachets laa lay jox 6 sachets nga dem defaral ko sa bopp bouteille par bouteille 6 bouteilles nga naan wér nga bu doon rek li dafa bloqué sax mun nga fa jaare nga débloqué ko mais bu débloqué nga doog a jël garabu rek la bloqué mais mënoo tëb rek nga ñëw ma jox la ma ne la 40 000 règle bloqué ma jox la règle bloqué gis nga siti bu jigéen bu ko amee biiram fekk encore biir bi tilim day amaale fibrome bu yéexee def rapport sexuel boole ci buy lekk madd day am fibrome boole ci aussi buy lekk daxaar day am fibrome dégg nga ma moytu leen madd yéen ñi jigéen ñi fibrome ci suñu côté yi la gën a bëree parce que nos femmes sont inactives sexuellement c'est-à-dire trop tard la ñuy xamee góor dañuy denc seen ndaw ba am yenn âge yi du yenn xale yu jigéen yi ma xam ci Facebook wala WhatsApp bi laa ilaha illallah gis naa benn xale yu jigéen 22 ans la am waaye xam na 22 garçons déjà moom day collectionné ndeysaan suñu yaay yu bàyyi ndeysaan bu ñu doon dox sax ba seen sër yi def nii ngelaw bi def nii seen fii moo lay feeñ rek 3 jours dañ koy jooy waaye léegi xale yu jigéen ñi crop top jëpp bu gën a tuuti sol baa xëcc seen awra yi di feeñ koo gis mu ngi snap téye cheveux naturel naan nii di woy si di n'importe quoi yow karawu jaambur nga yore naan nii naan toj nga fi karawu jaambur jigéen bu mel ni yow nga jël kawaram pour rafet ay tuuti di bel yaa ñàkk jom d'accord alors docteur ki wax nga ni nga koy fajee ku ci bëgg jot saafara boobu. nu muy saafara de garab la. waaw mooy saafara buy faj si di amul. saafara mooy faj. luy saafara mooy faj. Sénégal li ñu xam ci saafara mooy aay alxuraan. maanaam li mën a faj. siti xam nga gis naa ay dof yoo xam ne dañuy am hémorroïde di dem ci sëriñ sëriñ daa mën a faj hémorroïde. nit am colopathie di dem ci sëriñ sëriñ daa mën a faj colopathie. nit am prostate di dem ci sëriñ sëriñ daa mën a faj prostate. nit am asthme di dem ci sëriñ sëriñ daa mën a faj asthme. nit ñi yeewuñu peut-être que impuissance sexuelle loolu ñu takkal xala nga xam ne c'est un peu fétiché. siti di muy def dafa bëri day joxe sinusite man sinusite du ma la ko faj tant que fajuma la siti bis bu ma pare ci yow dootoo jël garabu dootoo dem di xool ay comment on appelle ça allergologue siti day yàq bët siti day riir loo nopp siti day dagg karaw siti day tàngaloo yaram siti day indi arthrose siti day indi règle bloquée siti day indi avortement siti day indi éjaculation précoce siti day indi problème maniw siti day indi stérilité siti day tax nga chauve siti da lay jox trompe bouchée siti doo am appétit sexuel siti day tax jigéen doo am baneex ci sëy siti day tax nga frigide nga wow yow mi jigéen doo tooy siti day xarloo tànk siti day joxe pied d'athlète siti wax naa la day joxe arthrose siti day joxe polyarthrite rhumatoïde yii yëpp duma ko faj jaarum ci siti
comme aussi colopathie benn yoon ngay naan sama garab mu wér 15000 ngay fay du ma la jox garabu hémorroïde raxasuma sa biir du ma la faj impuissance sexuelle wala faiblesse sexuelle raxasuma sa biir c'est pas possible. d'accord alors ku bëgg a ñëw pour jot. Petit Mbao lañ nekk entrée Petit Mbao am na Kalando boo jël nga ne ko kër docteur Abdoulaye Diallo ci mango yi dina indi je dis bien ci mango yi parce que am na beneen Diallo bu fa nekk Grand Mbao bokkuñu médecine nag. kooku Ibrahima la tudd man Abdoulaye laa tudd. jarul nit ñi di woote di ñu amerder ci téléphone yi franchement l'adresse est là Petit Mbao lañ nekk entrée Petit Mbao am na Kalando boo jël nga ne ko kër docteur Abdoulaye Diallo ci mango yi. jeex na samedi dimanche lundi la ñuy liggéey 8h ba 4h. mardi après-midi à partir de 15h ñu ngi Touba ku ñëw na fekk nga añ bu kenn ñëw dima laaj añ awma añ 15h laay ubbi bunt bi bu fa kenn ñëw 9h bu fa kenn ñëw 10h boo ñëwee ci naaj bi ngay nekk awma mbaar ci buntu kër gi na leer nañ ku farang yaa fa ci tàngoor bi yaa fa def sa bopp 15h laa woote 15h laay ubbi sama buntu kër ku fa ñëw le matin boo fëggee boo moytul ñu xudo parce que damay noppalu bu ma kenn déranger xanaa nag nit bu ne bul dugg sama kër bul dugg 15h laay recevoir laay ubbi bunt bi bu yeboo ngeen mot 300 personnes balaa 18h ngeen jeex ma ñibbi bu ma kenn déranger. dégg nga wala déggoo ma. bu baax kenn moomu ma. kenn yilifu ma. kenn moomu ma kenn yilifu ma. yaa soxla li ma yor nga ànd ak yar ak teggin laajuma la loo munul fayeeku ma la loo munul. li ma lay faj sax su ma la faj di nga xam ne fayoo fi tus ne teg ànd ak yar boo jaay xam-xam wala maa la raw boo jaay xaalis ma wala maa la ëppale xaalis boo jaay juddu bu baax ma wala maa la ëpp juddu bu baax faqat boo jaay ndaanaan ma wala maa la gën ndaanaan namu ma dara. jërëjëf docteur. wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin